Mesdames et messieurs, chers amis, bonjour, bonsoir. Assalamu alaikum, Boki, assalamu alaikum, askanu Bambilor. Nous avons tay contact avec Mbekte, di leen retrouver seen numéro bu bees fii ci Bambilor si seen télévision bu bees également, la Niay TV. Vraiment, c'est un plaisir pour nous de vous offrir aujourd'hui ce premier numéro de cette nouvelle chaîne TV au niveau du Grand Mont 2 dans la commune de Bambilor. Et pour ce premier numéro, évidemment, mesdames et messieurs, ci wàllum numéro bu bees bi nag ñu recevoir tamit ki nga xam ne nag wax dëgg yàlla kenn du ko présenté ci commune Bambilor acteur de développement opérateur économique responsable politique président du mouvement Bambilor bu bees ci télévision bu bees Niay TV Mademba Ndour Mademba asalaamaaleykum ñu lay nuyu di la dalal. maaleykum salaam waa Niay TV di wax ne maa ngi nuyu Sénégal yëpp di nuyu toute la commune de Bambilor di nuyu képp ku fi góor ak jigéen ak ndaw di wax ne alhamdulilahi rabbil alamin bu ñu dëndee tey jii ba toog ba ñu ne télé yi ak rajo yi ñu ngi bëgg a bari ci commune Bambilor ñu am sensu Niay TV juddu Bambilor gu bees juddu ngeen ñëw seet si ma njëkk ci def émission loolu maa ngi ciy sant yàlla sama xol sedd na te mu nekk loo xam ni y a des journées kenn gisuma ci télé yi kenn gisuma ci rajo yi. moo waral loolu Mademba. waaw coow li moo bari woon te Wolof Njaay daf doon wax ne bu coow baree rek da ngay toog parce que bëri bi def du wax loolu moo waraloon loolu mën a teg. Voilà Mademba Ndour ñu am tey vraiment un grand plaisir de le recevoir ci numéro bu bees ci télévision bu bees te tamit bokk ci mouvement parti bu bees mooy mouvement Bambilor bu bees Mademba Ndour élection locale yi di ñëw carte leer na Ndiagne Diop mooy candidat wu coalition présidentielle Benno Bokk Yaakaar ci élection janvier 23 janvier 2022 d'abord noo gis choix bi xam nag Macky Sall da koy def na ci député maire bu Bambilor. voilà loolu dañ ciy sant yàlla ñun tund Jandeer ak commune de Bambilor parce que su ma nee ñun tund Jandeer c'est juste que ñun waa Bambilor ak waa Jandeer yëpp benn lañu te Ngagne Diop boobu nga wax doomu Jandeer la doomu Bambilor la doomu commune bi la Macky Sall pour man ci li mu def ba investir Ngagne reconduire ko investir ko fii ci commune u Bambilor xëñ na ñun waa Bambilor ak ñun waa commune u Bambilor ñoo liggéey loolu ci élection yi passé ba Macky Sall gañe fi ba tax xelam mën a dal mu investiraat maire bi fi nekk loolu laa jàpp. mu mel ni Mademba Ndour sax moom ñuy soutenir candidature maire Bambilor pour élection yi di ñëw nii lan moo waral choix bi d'abord ñu xam exactement Mademba. waaw choix bi mooy nit ki su fekkee da nga nekk ci loo xam ni ñëpp ko bokk nga yor alalu mbooloo kenn mënul bañ a wax ne Ngagne def na fi dara man de duma ko wax ne defu fi dara waaye li mu fi def su élection yi passé bu ko fi yàlla tegaatee mu dolli waat ci leneen commune bi day bees Bambilor bees parce que Bambilor moo am sens commune bi juddu nekk Bambilor loolu yàlla moo ko def may wax ne man munuma bàyyi parti Benno Bokk Yaakaar parce que ay la yëlëm tey jii bu ma génnee Bambilor ñi may jëflanteel ci parti Benno Bokk Yaakaar la ñu bokk te bi élection jotee 2019 dañu wañ sama loxo ma jóg àndaat ak ñoom comme ni ma ànda woon ak ñoom ñu fal Macky Sall ñu joxaat ko mandat bi ñu toog muy 2019 on est 2021 kon bu Macky Sall jógaatee reconduire maire bi fi nekk ña nga xam ni ñoom ñu ngi liggéey ak président Macky Sall woo ma waxtaan ak man war naa xoolaat kon fan laay taxawee ak nan laa war a def waaye nag lépp na nekk ci njariñu askan wi lépp na nekk ci koo xam ni ku ñuy jàppale koo xam ni xolam dafa war a rafet ba mu war a mën a toloore ñëpp loolu am naa ci xalaat. waaw choix bi Macky Sall def wala choix bi ma def ngay laaj. waaw man Mademba Ndour toujours y a trois Mademba Ndour y a Mademba Ndour businessman y a Mademba Ndour politicien y a Mademba Ndour Bambilor gu bees
te xalaat naa Bambilor gu bees dafa ñëw fekk ma àndoon ak ngañ jamono di ñëw ma toog nekk ci samay actualité faneen kenn gisatuma kenn déggatuma kon tey bu ñu demee ba toll ci ay élection maire yi te ma dëkk ci gox bi ñi fi nekk ñëpp di sumay mbokk tey ñi xëccoo commune Bambilor ñëpp sumay mbokk lañu bu ñu nee Modou Sall suma ndijaay la bu ñu nee Omar Gueye Junior suma maam la ndijaay la ci man lépp la ci man. am nga relation bu baax ak politicien bépp nekk ci commune Bambilor. képp kuy autorité di politique ci commune Bambilor am naa ak yow relation bu sincère te am naa ak yow aussi tamit jàmm ak salaam loolu maa ngi koy wax ci émission bii nga am ak man ci kanamu Ñaay TV. est-ce que mun nañ xam Mademba Ndour wala bokk mouvement Bambilor bu bees lan mooy nar a doon apport maanaam contribution ngir mun a permettre le député maire am le prochain mandat au soir du 23 janvier 2022. waaw xam nga Bambilor gu bees bu juddoo Ñaay TV juddu ngeen am télé bu bees am sensu mouvement bu bees Bambilor commune Bambilor ñaata mouvement ñoo fi nekk tey. waaw mais am na lu ma bëgg a jàllale nit ñi bàyyi ci xel ñaata turu mouvement ñoo am ci commune Bambilor mais ku ci nekk sa turu mouvement tëkkale ko ak turu mouvement Bambilor gu bees tey jii ñu bari ñu ngi jaawale ñaar yi la woon wonni na mais tey ñun ñëpp li woon wonni na ndax li fi nekkoon changé wul dafa changé parce que wàññi nañ suñu commune te li fi nekkoon bëgg nañ ko yokk kon li woon wonni na waaw moo waral ñu ne la woon wonni na léegi nag lan moo nar a doon Bambilor bu bees taxawaayam contribution ngir mën a falaat le maire au soir du 23 janvier 5 maa ngi koy wax exactement. waaw xam nga Bambilor gu bees c'est un mouvement biñ koy créé dañ ne politiqueul mais mouvement buy politique ndax gis nga ko yow bariwul de comme nag dañu créer benn mouvement moomu ma ko ma bokk kook ay nit bokk kook doomi Bambilor bokk kook ñu bokkul ci biir Bambilor mais bokk nañ ci biir commune Bambilor moo xam ñu ngi Europe moo xam ñu ngi ci village yi je sais parce que actuellement Bambilor gu bees ci page Facebook boo duggee il y a 2000 abonnés kon donc c'est une slogan boo xam ni loolu ndimbalu yàlla la Mademba Ndour moomu ko léegi nag ba tax na kër sax boo ko moomee ci sa biir kër di nga gis ñoo xamante ne nii borom kër gi fa muy jaar duñ fa jaar moo tax ma ne la Mademba Ndour ñetti Mademba la Mademba Ndour businessman Mademba Ndour politicien Mademba Ndour Bambilor gu bees. Mademba Ndour Bambilor bu bees laa yi interpellé fi man. Mademba Ndour Bambilor gu bees bi nga interpellé moo taxaw tamit dëggalaat ne Mademba Ndour Bambilor gu bees moo taxaw mais Bambilor gu bees képp ku muy àndal wala képp ku mu joxoñ wala képp ku ko soutenir ku ko seet si dana la déglu dana waxtaan ak yow waaye képp kuy defar dëkk bi Bambilor gu bees ànd ak yow. Si slogan bi c'est important aussi hein, parce que pour moi tout compte on est en train de le voir évidemment sur la page gis naa fi Gaïndé Sénégal vraiment le lion de la Teranga pour ne pas citer c'est significatif maa ngi gis également Guy gi le baobab tout compte main dans la main et le drapeau du Sénégal Mademba Ndour des fois vraiment il faut tamit ñu xam exactement explication bi lan moo waral tànn bi ngeen tànn seen slogan yi Bambilor bu bees bi. Voilà boo gisee ñu tànn slogan bi on commence par les 3B on commence par les 3B les 3B lan la signifié Bambilor ñetti quartier yooyu la woon Njaasaan la woon këri suuf këri kaw moo màgg muy sàkkal meññ ay Candizones dem ba Cité Manguier et cetera dem ba yeneen quartier ah oui tey jii këri suuf bii ñu toog yàlla may ma fi kër tey
mënutoo wax ne ci jamono yi gannaaw yi passé tuuti année 92 fii ku la waxoon nit dina fi dëkk doo ko gëm kon quartier këri suuf tey moo meññ fii meññ Cité Baye Ndiaga comico ci benn côté bi laal na ko kon quartier yooyu tey jiitu woon fi muy 3B yi tey ñoo indi lii lépp ci gàttal guy gi nga ma laaj aussi ñun bi ñu nekkee ay xale dañu gisoon ne même Madrasa Bambilor symbole bi fii ci foyer bi fi mu ne woon guy a ngi fa woon ñu gis ne Bambilor aussi tamit cosaan bi comme rab bi fi mu nekk ay guy fa nekk ah kon donc cosaanu Bambilor am na guy ñu gis ne tamit aussi y a 2 mai aussi ci biir cercle bi ci guy gi jaaxal nañu bari mais dinañ ko leeral parce que lu tax dinañ ko leeral mooy ci 2 mai yi mai bu góor la ku góor la ak ku jigéen ñu koy wax ci kàllaama olof muy loxo ku jigéen ak loxo ku góor lan moo waral loxo ku jigéen gi ak lu waral loxo ku góor gi moo jaaxal ñëpp te moo jar a laaj waaw pour ñu leeral la ci bëgguma ko woon leeral comme mbir mi dafa nekk lu xaw a discret te moomuma ko mais it amal naa askan bi njukkal pour delloo leen ko ñaari loxo yi bi ci jiitu loxo ci waati suufu Bambilor la fii la ñu ko yanee saaku suuf ba Saint-Louis mu ànd ak sunu maam Joogal Ngom bi mu demee ba foofa saaku suuf boobu ñu ko booleloon yane ko ko Bambilor moom la ñu ko tëjee ak pooju nag ak gaynde ne ko nag bëgg nañu xam ndax Dëwu Ndaw yaa moom suuf si waaye ba mu heure ba ko tubaab bi àppal jot ñu fekkaat ko saaku suuf bi gaynde gi nekk fa mu ne ko nag Dëwu Ndaw kaay yaa moom sa suuf loolu moo waral ñu jël loxo ku góor kon Dëwu Ndaw bokk na ci ñi sanc fii bi histoire judduwaatee ñu gis ne maam Awa Ndiir suñuy maam bi ñu demee jàngi ñenn ñi new fi maam Awa Ndiir nekk fi ñu dénk ko dëkk bi kon maam Awa Ndiir moomu amel nañ ko njukkal parce que dénkoon nañ ko dëkk bi moo waral ñu jox ko waaw mais nag moo waral tamit ñun ñu delloo ko njukkal jël loxo jigéen jox ko góor kon ñaar ñi ku ci nekk am na loo def ci Bambilor ñun amel nañ leen njukkal kon slogan bi ñu koy créé man damay jàpp ne yàlla rek moo ko wàccee jox ñu ko. man dama yaakaar da ngeen def recherche man sama xalaat la da ngeen def recherche bala ngeen créer slogan bi du non du quelque chose qui xam ni bon voilà quoi c'est venu comme ça parce que tout ça vraiment c'est un sens significatif pour waa Bambilor. voilà lii am na recherche mais am na mayu yàlla parce que Bambilor gu bees ñun bi ñu demee élection ba fal Ngagne Diop en 2015 waxtaanoon nañ ci 2014 on est 2015 waaw si lay doog a toog 2014 la élection yi suma juumul 2015 si la toog am déet àndooy donc kon foofu laay waxee rek pour avancer ñu dem kon donc si la ñu commencé liggéey ne ñun war nañu mën a créer lu bees liggéey boobu te liggéey boo gisit dafay am maquette bi ñu demee ba jamono dox élection député ñëw ñu xalaat ne war nañu créer Bambilor bu bees si la ñu defaree benn maquette def ko ci ay tiset daal di gàngal Ngagne Diop mii tey nekk maire nekk député tiset verte jaune rouge te mosoo leen a gis kenn ku ko sol loolu ñun waa Bambilor gu bees. yeggal signification bi ça c'est le drapeau du Sénégal loolu ñëpp xam nañu ko gannaaw loxo yi drapeau Sénégal mooy waaw drapeau Sénégal li ko waral fii mooy bu ñu fàttalikoo tuuti ci gannaaw ana yu ma mag wala yu ñu mag bari na lu ñu répété PG tout Fokora yaakaar naa Kandi jeunesse ci jamono Senghor moo tax ñu delloowaat Sénégal njukkal jël drapeau bi def ko fii waaw gaynde gi comme daanañ ñu dàkkontee le lion te duñu lion mais dëkk bi ñu dëkk muy Sénégal njaay lion dafa bokk ci suñu tur kon ñun ñëpp dañoo nekk ay gaynde te comme suñuy maam la ñu ñoo waati woon ñu boole ko gaynde xëy na looloo tax ñu bëgg gaynde moo tax ñu def ci gaynde gi lawoon woon ni la li ko waral jaaxal na ñu bari mooy tey li fi nekkoon nekkatu fi li fi nekkoon mooy peut-être que am na
ay avancement yu fi am mais am na lu bari lu fi waroon am te amu fi nit ku dul juum nag amul te nit mën nga bëgg a def dara te say conseil duñ la ko wax muy man ak keneen ku mu doon moo tax ñu créé lawoon wonni na nag dafa waxuñu ne dafay saboter lawoon wonni na dafay xamal nit ñi ne leen tey li fi nekkoon nekkatu fi te dootu fi mus a nekk mooy commune bi wàññi nañu ko te li tax ñu wàññi ko maanaam xamuñu ko état la ñu àndal te état moo ko def te état mi ko def ñun moo ñu ëpp doole kon donc loolo xam-xamu état la duñ ci dugg kon donc lawoon wonni na kon donc suñu commune bii nga xam ni moom la ñu dese nañu fexe def fi loo xam ne bu ëllëgee kenn dootu ko fi def. te Bambilor bu bees BB 3B leer na macha allah. waaw foofu boo gisee ñu ne Bambilor gu bees 2017 dañu amoon yëg-yëg toog ak ay kilifa parce que Bambilor gu bees nag am na ay kilifa yu nekk suñu gannaaw di waxtaan ak ñun ñu leen di seeti di leen fréquenter tamit ñun ñi fi nekk te fes yi ku mel ne Ablaye Gueye El Hadj Faye et cetera Assane mu ndaw maa ngi leen di saluer en passage ak sunu ndijaay sunu maam Assane Kandji et cetera ak sunu yaay yi sunu papa yi ñëpp ñu ngi ci biir Bambilor gu bees c'est pas Mademba Ndour non moo taxit Mademba Ndour moomul Bambilor gu bees su may wax damay wax ci samay wax mais dinaa wax it aussi ci turu Bambilor gu bees pour leeral ponk yi nga xamante ni moo waral ñu créé ko. Mesdames et messieurs, chers amis téléspectateurs, chers amis vraiment de la Niayes TV, et on rappelle que nous recevons Taïni ci numéro bu bees le président du mouvement Bambilor bu bees ci télévision bu bees Mademba Ndour bu bees Bambilor bu bees exactement opérateur économique, acteur de développement, mais également responsable politique, président du mouvement Bambilor bu bees. Dans ce premier numéro, cet entretien évidemment sur la Niayes TV ñu xuus nag Mademba avancé wu ma ba xam lan mooy tey relation diggante Mademba Ndour ak Ndiagne Diop lan mooy seen relation Mademba. waaw sama diggante man ak Ngagne Diop balaa ma ciy wax il faut ma am lu ma tëjee ci Bambilor bu bees te Sénégal dañ ko war a xam àddina bi xam ko mooy ñun bi ñuy créer Bambilor gu bees bu ñu nekkee biir Bambilor dañuy wax Bambilor gu bees mais suñu génnee Bambilor ci li commune bi yilif dañuy wax commune Bambilor bu bees moo waral ñu ne la C bi moo nekk les deux mais toujours. On a fait une pièce pour gars yi bañ ñu pirater. Mais attention, il y a un mouvement dont je vais pas appeler ici qui est bon xaw na tamit xaw na rassembler tuuti xaw na rassembler tuuti du ma wax tur bi nag mais yow xam nga mouvement bi may wax noonu c'est très certainement. xaw ma ko wax ma ko ma dégg ko. non xam nga mouvement yi mun na bare tur yi ñëw tricheurs yi ñëw mais xol yi nag ànd nañu. parce que am na lu baax loo xam ni yàlla bu koy wàcc ci lu laab rek la koy wàcc te ñun ñi nekk nii tey ba créer mouvement Bambilor gu bees dañoo jël suñuy xol boole ko jël suñuy dërëm boole ko defar ba yàlla nangul ñu ko képp kuy autorité ak képp kuy xalif général bu nekk ci commune Bambilor wala nga yaa xam yaa ngi ci village yi seeti nañ la te bind nañ la lettre. Est-ce que am ngeen doole commune Bambilor bii Mademba mouvement yi bari nañ fi de te moom mooy xam ni doole lañu am ils sont très connus très célèbres est-ce que yéen gars yi xam nañ exactement mouvement Bambilor bu bees ci commune bi. waaw xam nga nit su dee da nga am kilifa da ngay déglu say waxu kilifa te Bambilor gu bees ñi ci bokk ñëpp ay kilifa lañu benn nit moomu ko encore une fois te doole yàlla moo koy joxe mais bés bu Bambilor bu bees waree wane seen doole dinañu ko wane. kañ lay doon nag. waaw loolu mooy actuellement dañu toll ci une période boo xamante ne nii Bambilor gu bees dañ ko war a nàmpatal ci xolu nit ñi te man képp ku bañ Bambilor gu bees rek pour man bëggoo Bambilor parce que Bambilor dañoo ñaan yàlla mu bees te Bambilor tey dafa bees Bambilor 2007 ak Bambilor tey 2021 c'est pas pareil bokkutul y a combien de cités yan investissement yan yokkute tey jii moo fi am yi fi état def wala sawit yan yokkute la fi doomi Bambilor def tey Bambilor amul woon yenn cité yi amul woon yenn kër yi amul woon village la woon
te nañu dellu si waat suñu xel ne Bambilor mooy poumon du Sénégal aussi te commune Bambilor c'est une commune pilote. moo waral enjeu yi parfois sax. waaw enjeu yi mënul ñàkk parce que ku jiitu ñu sànni la xeer moo tax ragal warul jiite waaye ku soxorit warul jiite. maa ngi koy wax sànq Mademba Ndour lan mooy seen relation seen diggante ak monsieur le maire Ndiagne Diop très concrètement. waaw monsieur le maire maa ngi koy nuyu di ko sant di ko gërëm muy nit koo xam ni man ak moom dafa yàgg man ak Ngagne Diop du ay élection du politique loolu dama judd fekk ko ci kër gi mën naa ne la moom dafa ma jur mënut a wax ba bokkuma ak moom man it mënumaa wax ba bokkuma ak moom sama xaru ngénte moom moo koy wax man xaw ma woon loolu sama papa moom la jox xaalis bi moo ko jëndi moom moo ma wax loolu te xaw ma ko woon te tey yaayam bi ko jur ak suma maam bi jur sama yaay benn deret lañu baayam bi ko jur ak sama baay ñoom yaay benn lañu kon loolu du ma fi nekk sax di ko leeral parce que tund wi yëpp xam nañu ko ni mu nekkee laman fii ñun noonu lañ fi nekkee laman te ba tax na ba ñu waree ànd nañu ba yàlla may ko li mu bëggoon muy commune Bambilor mu nekk ko kon suñu ànd du tey ànd la boo xam ni buñ ko doon wax du jeex parce que du àndu intérêt parce que du doon dama ñëw utsi ci moom kon waxatuñ ko moom it su doon dafa ñëw pour utiliser ma kon waxatuñ ko mais dafa am ñetti ponk yu nekk ci ànd gi cëru ndombal tànk bi doog a ñëw tey ñetti ponk yi mooy daf ma jur bokk ak samay waajur jëflanteeg sama baay. tey noo gis gestion maire Bambilor il a passé 7 ans à la tête de la mairie il est candidat c'est vrai mais 7 ans yooyu noonu d'abord depuis 2014 yaa ngi koy wax 5 tey boo doon def rétroviseur bi tuuti nga xool ban bilan ngay tiré ci gestion 7 ans au maire Ndiagne Diop. waaw xam nga loolu du ma nekk di ko wax parce que encore une fois dama nekk ndaw mais bëgguma nekk géwélu kenn ci dëgg rek laa bëgg a ànd ak nit képp ku nekk ci commune Bambilor juddoo ci commune bi dëkk boo nekk rek bu dee benn zinc rek war nga gis ne commune bi def na ko fa bu dee benn zinc rek war nga gis ne commune bi def na ko fa kon bu dee 3 la mun naa ne def na 3e bi la ñuy wëri 3e bi ñuy wëri nag mooy moom kenn mënu ko fi jële yàlla rek moo ko fi mën a jële kii falu ëllëg kenn xamu ko mais am nañu njort bu rafet te yéene nañ ko jàmm moom te yéene nañ ko bu dee moom yéene bi mu am ci Bambilor ak ngëm-ngëm bi mu am ci commune Bambilor ak pour liggéeyal askanam ba tax mu def fi li mu fi def kon war na toogaat jàngataat boppam ba bilan boobu noonu mu jóg waxe ko proposé waat askanam li ko yëkkatiwaat waaye maa ngi koy xamal ne ko képp ku meroon te bokk ci sa commune te mu nekkoon sa nit te mu faloon la démb ak ki ñëwagul ak ki toog te xamoo ko wàcceel sa oto te ubbil sa téléphone nga taal sa tànk dem seeti leen waaw te jikko yooyu sax am na ko parce que ñaare ma dox ci mbedd dégg ñu naa ngañ xol bi dafa rafet te njiit nag yàlla du ko jox ku soxor encore une fois parce que ku jiite di nga jiite ñëpp nga war a yemale waaye nag képp ku am xam-xam bu ko yàlla mayee li mu bëgg moom parce que am naa droit wax ci côté boobu parce que man citoyen la tey su ma nekkoon place bi mu nekk damay ñaan faluwaat pour yeggali li ma bëgg waaye bu ko yàlla mayee li mu bëgg man gëm naa ni
képp ku am sa xam-xam ci commune Bambilor te commune bi yilif la war nga ko mën a génn partager ko ak moom ñu defar suñu commune parce que suba mooy avenir u Sénégal. mouvement Bambilor bu bees ñu gis leen ngeen tànn le social gis nañ la fi ay Covid 19 ngeen def ay action bën mi maanaam inondation yi tamit ngeen jënd moteur yi image yaa ngi fi ba léegi ak aussi éclairage public dafa mel ni sax sànq ba may du kër gis nañ ay carton lampadaire yi nga xam ne mu ngeen fas yéene installé lan moo wala ngeen tànn plus le social que la politique ci mouvement Bambilor bu bees. waaw mouvement Bambilor gu bees ay la yéenam faw mu jël social jël politique teg na la dox ci social parce que mag ñi ci social lañ daan dox te képp ku war a wane référence wala képp ku bëgg yokkute ci gox ba nga dëkk da nga war a def social parce que doole yemul te gëm nañ ni doole jooju ngay wax ne ndax Bambilor gu bees am na ko social boobu lañ yaakaar ni moo ñu koy jox te social boobu si la ñu nekk tey ba yàlla may ñu xelu créer Bambilor gu bees. Mademba Ndour est-ce que am na ambition ëllëg mu nekk maire commune Bambilor dans 5 ans dans 10 ans dans 20 ans dans 30 ans dans 40 ans am nga ci ambition certainement. waaw maa ngi xalaat bu rafet muy pour ma nekk maire Bambilor wala pour ma nekk fi un grand responsable loolu yàlla la mais li ma gën a xalaat ci Bambilor ñaan naa yàlla ñi yoraat commune bi ci kanam man ñaan naa yàlla ñu nekk ay borom xam-xam yoo xam ni sunu njaboot yi war a ñëw suba dinañ leen dimbali parce que doy na waar te Sénégal metti na waaye nag gëm naa ni borom xam-xam yi bu ñu jiitoo rek néew doole yi dinañu mën a am. question bu mujj maanaam waxtaan bi jeex na élection la ñuy jëmle dans peut-être ñetti weer moo des tey lan mooy appelu Mademba Ndour ngir mun a am élection yoo xam ne peut-être mun na jaar si yoon élection jàmm si salaam Sénégal continuer surtout rawatina Bambilor. waaw ci question bu mujj bi maa ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp di wax alhamdulilahi rabbil alamin comme dëkk bii nga xamante ni fi la Serigne Fallou Mbacké ñëwoon muy Bambilor mu ne dina lóor yàlla dogal tey commune bi nekk fi nga ñëw fi war fi def ak man émission nekk ci télévision Ñaay TV ñu war a nekk ci dernière question bi foofu ma jàllale image boobu muy góor gële nga xamante ne ni moom bokk na tey ci couleuru Sénégal parce que sëñ Fallou boo waxee ci ñi ko fekk dégg naa mu ne moom mooy Sénégal kon donc maa ngi lancé appel fépp doomu commune Bambilor nekk ku ci meroon ku ci jaaxle woon ku ci amoon lu la metti ku ci amoon sa diggante ak nit ku mu mën a doon tey ci loo xamante ne ni njariñu lu ñëpp bokk la muy alalu mbooloo na nga seeti ka nga mere woon ngeen waxtaan te ngeen xool luy jëmale commune Bambilor kanam pour ndaw yi ëllëg ñu mën a jariñu waaye nag képp ku ñu joxaat commune Bambilor tey jii na delloo siwaat boppam xam ni alalu mbooloo la yor te nit ñi dañoo sëgg mu yéeg suñu kaw lan moo waral ñu def loolu volonté boobu mooy couleur bi ban couleur la mooy verte mooy lan couleuru naataange dañoo bëgg mu xolam weex mu naatal suñu commune loolu laay wax di ñaan ñëpp yàlla yóbbu ñu ci élection yi ci jàmm ñu fekk ko ci jàmm kii gañe yàlla moo ko xam waaye ki ñu bëgg mu gañe yàlla na ko yàlla may ndam ki fi état tegit aussi na góorgóorlu te xam ni su fekkoon cuune la wala amuñ ci moom yaakaar duñ ko fi tapaat ne ko demal diriger waat Benno Bokk Yaakaar nga yor flambeau boobu war ko diriger waat ne delloo si waat xelam moom encore une fois maa ngi koy lancer un message fépp fu mbokk nekk fépp fu nit nekk bu la kenn utal noonu bu la kenn tàggale kenn heure boo xëyee na say nit yokk heure boo xëyee ña la réeroon jëli leen ña jaaxle woon wooyu leen ñi xiif wallu leen ñi nga mën a dimbali leen ñi nga mën a boole leen pour nu Benno Bokk Yaakaar rawee ci élection yi parce que kat man mënumaa ànd ak kenn pour Benno Bokk Yaakaar. kaddu yi rafet na waaye sànq yaa ngi wax couleur verte couleur jaune dafa mel ni da nga gis sax logo Ñaay TV mooy couleur yi nekk fi actuellement nii
tey nag loo gis taxawaayu Niayes TV télévision bu bees bi ñëw tey seq si Bambilor bu bees Mademba. waaw Niayes TV damay wax ne lu bees ak lu bees ñoo mën a ànd parce que Niayes TV pour man faneen fu mu demoon njëkk fa def émission furul ci Bambilor gu bees rek pour man ah bàyyi na yoon wa day jaar te ñàlloo ku fa jaar ñu woowaat la Bambilor gu bees it ñi ko bëggoon recevoir dafa ak moom émission bari na mais Bambilor gu bees dafa toogoon rek nekk di rassemblé wu di xool lan moo war a jëmal dëkk bi kanam ak commune bi det télévision bu bees it surprise la ci ñun moom it aussi ñu koy félicité ci bi mu amee xelu génn fu bees ànd ak ku bees kon donc nag maa ngi félicité Niayes TV ak képp ku ci ànd ak képp ku koy seetaan di wax gars yi nag fépp fu ngeen mën a nekk rek dem leen seeti Niayes TV te Bambilor gu bees la ñu wax incha allah inondation dina jeex Bambilor jàmm dina fi am dinañu defaraat dëkk bi dinañu jàppale nit ñi te dinañu gérer lépp loo xamante ne erreur la woon te ku dul juum amul waaye nag dëkkee juum moo bon. nag mooy kaddu yi Mademba Ndour opérateur économique acteur de développement responsable politique président du mouvement Bambilor bu bees ci télévision bu bees Niayes TV mbokk yi vraiment c'est en tout cas pour nous un grand plaisir de recevoir le président du mouvement Bambilor bu bees opérateur économique le jeune également opérateur économique et acteur de développement qui est en train de faire beaucoup de social dans son quartier dans sa commune dans sa localité. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Ça a été un grand plaisir de recevoir dans ce premier numéro de votre émission légèrement sur la Niayes TV, la nouvelle chaîne de télévision dans la commune de Bambilor et pour le développement, l'émergence de la commune. Mesdames et messieurs, on se donne rendez-vous très prochainement dans un autre numéro avec un autre invité dans un autre contexte. D'ici là, restez connectés sur la Niayes TV, sur les réseaux câblés, sur l'Internet, partout, dans les différentes plateformes digitales. Mesdames et messieurs, à très bientôt. Au revoir. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le Président. Merci.